mbokku téléspectateurs yi ñu ngi fii ci cabinet médical Thierno Mouleye Sow docteur Thierno Mouleye Sow moom laa koy wax ngeen gis ay produits denrées alimentaires yi ration la du ration at du ration ay weer ration semaine la boo xam ne nii sëriñ bi daf koy def régulièrement jagleel ko kër gi nag bu ko jagleel pour ñan la mooy d'abord personnel bi que ça soit le personnel administratif que ça soit le personnel technique que ça soit le personnel de sécurité booleeg aussi patients yi nga xam ne nii dañuy jógee fu sori moo xam ñu fi yendu moo xam ñu fi fanaan donc sëriñ bi ci baaxaayam mu ne nit du jóg mukk ñëw pour seet si ma di ko bàyyi muy dëñe wala muy fande loolu moo tax ndugg mii ngeen gis tey lii yat ma yor nii mu saaku légume la waaw saaku légume moo nekk nii gis nga lépp lu bari quantité la ci jënd donc soble baa ngi nii gis ngeen bidon 20 litres diwliñ gis ngeen pat yi tamaate baa ngi nii jën yi moo nga ca biir congélateur ba ñu teg wax dëgg yàlla ñëpp ñoo xam ne tey ñu ngi fiy ñëw ci kër gi moo xam ay patient lañ moo xam ay accompagnant lañ rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo nekk personnel lu kër gi musuñu fee xiif musuñu fee fande musuñu fi dëñ et puis li ñu ci neex mooy sëriñ bi bu toogee di liggéey il n'a même pas le temps de manger donc loolu moo waral vraiment ne moom mu ngi xalaat aussi tamit doomu aadama yi nga xam ne ni tey dañu am droit ci vivre muy jël en charge li nga xam ne ni moom moo war ci seen affaire dund donc ndugg maa ngi nii ça se passe de commentaire Saliou le marabout dans sa générosité alors il a pensé quand même au personnel qui travaille pour lui mais quand je dis personnel je dis le personnel de la TMS TV le personnel technique administratif mais aussi le personnel de sécurité mais à cela aussi vient s'ajouter les patients qui viennent avec leurs accompagnateurs pour les besoins des consultations alors il n'a rien laissé au hasard vous voyez tous ces produits denrées alimentaires de première nécessité que le marabout achète pendant toute une semaine pour permettre aux gens de manger correctement et mieux comme s'ils étaient chez eux. Je crois que vous pouvez faire le résumé en anglais, Saliou. Alors, donc vous l'avez dit, c'est juste donc pour une semaine, pas pour le mois, mais pour une semaine. So, ladies and gents, dear followers of TMS TV, so you heard what my colleague was explaining in French and in Wolof. You know, it is a kind of, you know, just food that the Marshal, the king of all the kings, is just buying every kind of week so as to permit to the patients and even to the staff to be ready to be, you know, just having lunch every time and having dinner every time. Because the Marshal is saying whenever you're here, you must be eating here every time without even being hungry. That's why he is just buying a kind of onions. You can see sweet potatoes, you can see tomatoes, cabbage, eggplants, carrots, and even, you know, tomatoes and paste like, you know, what we say in French, you know, spaghetti, vermicelle, and then, you know, some kind of, you know, pepper and even some kind of yam and oil so as to permit to the maids that are working here to just prepare you know, nice meals for the guys who are working here and the patients who are coming every time. So this is what is happening every time. You see that the Marshal is using his money, you know, the king of all the kings is using his money, giving to Al-Saini and telling him every time to go to the market and have this kind of, you know, vegetables, this kind of, you know, things, this kind of food so as to permit everybody to eat on time. So that's really important and we thank him for that. And then that's what is happening on TMS TV, your favorite channel, showing every time what is here. waaw loolu nag aussi dafa am lu ma ci yokk ndax ndugg bi yemul foofu parce que boo nduggee dina am ku koy togg sëriñ bi ut ñaari toggkat yoo xam ne ni donc ñi nga xam ne nii ñu ngi fi nekk parce que ay jigéen dañ fi nekk ay góor dañ fi nekk képp ku fi ñëw yaa xam patient nga yaa xam malade nga yëkkatiwuñ kuddu jox la sax ne la raxasal da ngay ñëw toog parce que sëñ bi jël na ñaari toggkat di leen di fay ñuy togg di raxas di bale di def lépp donc defe naa tamit loolu tamit leer na yemul ci maanaam yemul ci indi ndugu waaye daf ko boole ay ñaari toggat xam ne nii ñu ngi ci kaw ñu loger leen mu leen di fay par weer ñuy togg añ reer ak ndekki ku fi ñëw
ba ñibbi doone kër sëriñ ba xiif laa fa jëlee. C'est important. Alors donc c'est important, donc comme il a dit en wolof, donc il a pris donc la peine de recruter deux bonnes cuisinières, bien sûr. Deux bonnes cuisinières qui sont là, qui sont logées et nourries elles-mêmes, et elles cuisinent pour le personnel et pour les patients qui viennent ici. Donc c'est ça, parce qu'il ne veut pas quand même que les gens viennent ici sans pour autant pouvoir manger à temps. Mais encore les accompagnateurs des patients aussi. Les accompagnateurs des patients, bien sûr, et le personnel. Donc c'est pourquoi maintenant on remercie le bon Dieu. On a deux bonnes cuisinières qui nous vraiment font de plats très copieux, très délicieux, et le maréchal vraiment ne ménage aucun effort vraiment pour mettre le personnel vraiment à l'aise. C'est pourquoi il achète ça, et vraiment c'est incroyable, et nous le remercions d'ailleurs pour ce geste vraiment salutaire et vraiment donc maniable. D'accord, kon nag téléspectateurs loolu lañ leen indi woon kon nag xam naa ne léegi reer jot xanaa ñu toog rek xaar reer ba pare door a wàcc ñun ñi nga xam ne ñooy personnel bi nga xam ne biñ commencé ba léegi fii la ñuy añee fii la ñuy reer. jaañ nga waaw ma bàyyi ko Faale yi Moustapha Fall ak mbengeen yeeg yooyu. En tout cas sëriñ ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax parce que nag waxtaan wax dëgg ci la. parce que nag nit ki bu fekkee ne da nga ko jël mu lay liggéeyal maanaam yoon teguloo pour nga jox ko añ jox ko reer jox ko ndékki parce que ca la nga koy fay mun na ci jënd reer mun na ci jënd ndékki mun na ci jënd añ mais yow ci sa baaxaay ak sa yaatuwaay nga ne vraiment lekk gi moom dama leen koy assurer te it boo ko defuloon tamit duñ ne lu tax defuloo ko donc loolu aussi tamit war nañu gërëm la ci parce que nit dina def devoiram nit dina xam devoiram bañ ko def mais yow lii nga def sax xëy na mu neex na sax xëy na yoon teguloo ko mais sa baaxaay ak aussi bëgg ñu nekk ci dans les bonnes conditions de travail moom moo tax nga def ko ñu ngi la ci gërëm sëriñ bi. waaw jërëjëf macha allah jërëjëf doyen Aziz jërëjëf Moustapha waaw jërëjëf Saliou Samb jërëjëf Alseyni Moule jërëjëf Yatma jërëjëf Mbay di sant yàlla di julli ci yónnente bi comme ni nga ko waxee xam nga kër gi mbooloo yi dañ fiy daje fu ne la ñuy jógee am na ñi nga xamante ne dañuy jógee dëkk ak dëkk ñëw du ñu xam kenn macha allah ñi am nañu am dañuy ñëw feebar sonn jaaxle vraiment ma xalaat nag lii nag lu yàgg la ci sama kër dama yàgg di togg bu patient yi ñëwee dañuy añ ba suur naan ba mandi vraiment ma jàppale leen seen i aajo seen i tawat ñu daal di wër am jàmm ñibbi loolu nag yàgg nañ di ko def vraiment ceeb di jënd ay ceeb di jënd ay diwlin ak yëpp daanaka chaque semaine dañuy dugg lu ëpp lii pour jaamu yàlla yi ndax nit ñi dañ fi bari loolu mbooloo day ñëw te dañuy togg añ togg reer macha allah te nag ay togg yu neex la ñuy togg parce que tout le temps dañuy rey fii xar dañuy rey ay bëy ay nag ay ginaar macha allah yàpp du manqué ndawal du fi manqué dañuy jënd tamit ay jën yu bari aussi def ko ci frigo bi nga xamante ne chaque jour dañuy génnee ñu togg yu baax ku fi ñëw di nga lekk bu baax di nga naan ndox mu sell aussi macha allah sa xel dina dal parce que boo ñëwee d'abord di faju yaa ngi xiif yaa ngi sonn yaa ngi jaaxle loolu rek feebar la mais boo ñëwee lekk ba suur macha allah sa xel dal nga naan nga toog patiente sëriñ bi ñëw macha allah jëflante ak yow faj sa aajo loolu def naa lu baax la kon nag te lépp lu ñu am rek dañ ko war a bokk ak jaam ñi te lekk moom vraiment dañ ko war a bokk ak jaam yàlla yi man loolu laa xam depuis sama kër baay loolu la ñu xam lépp lu may lekk loolu la sama sécurité di lekk loolu la sama njaboot loolu la ñëpp ku ma àndal daal lu may lekk loolu la ñuy lekk li ñuy lekk fii loolu la ñuy lekk kër ga daanaka dépense bi fii sax moo gën a cher que sama dépense kër waaye nag sant yàlla la macha allah ak yéen tamit employé yi nga xamante ne vraiment macha allah da ngeen di ànd ak man di liggéey tamit vraiment loolu lu rafet la daal moo tax ñu koy def macha allah di jënd ay ceeb ay diwliñ parfois tamit taalibe yi indi fi ay ceeb ay diwliñ ak yooyu loolu ñoo ngi leen di saluer di leen ñaanal jàmm xéwal ndax fii kër yàlla la kër Daaru Laay te defe naa ne li nga jox nit mu lekk keroog àllaaxira loolu moo lay fekk sa bàmmeel paa yow li nga lekk sam papa daan na wax loolu maanaam nga jox nit ki mu lekk loolu moo lay jëriñ ëllëg ka yow nga lekk yow boo lekkee day rees mais li nga jox nit ki mu lekk ëllëg loolu moo lay fekk sa biir bàmmeel moo tax nañuy joxe ñam di bernde loolu lu am solo la macha allah man nag ci loolu lañ ma éduqué ci di joxe loolu nga xam di def lu baax loolu moo tax saa su ne ñu wut ay jànk di leen fay ñuy ñëw di toggal gan ñi ku fi ñëw doo xiif doo mar macha allah sant yàlla rek julli ci yonente bi lii nag moom ci lañ dëkk parce que lu ne la ñuy ndugg ay macaroni vermicelle waaye fii lu ne ngi fi sëñ bi maanaam du benn plat kese dëgg la maanaam dañuy varié waaw lu ñu bëgg a namm rek ñu togg ko lu ñu namm ñu togg ko moo ngi mel ni yaa ngi nekk sa kër loo namm nga togg ko macaroni vermicelle petit pois waaw ñebbe moo xalaat
dañ koy togg macha allah. gis nga saaku soble yi ay ñeenti fan lay am mu jeex. macha allah mais sant yàlla rek yàlla ñu koy jox. ñoo ngi koy mën saa su ne lu jeex rek. Alseyni ne ma lii moo jeex ma jox ko après ñu ndugg. ñu renforcer. waaw parfois dañuy ndugg lu ëpp lii. dëgg la parfois dañuy bañ mu yàqu sax ba dañuy yemale li ñu ndugg. bu loolu jeexee. ñu dolli duggaat parce que ak tàngoor gi ak yooyu. kon nag lii nag macha allah moo ngi noonu. defuñu ko pour wanewu pour dara. mais c'est important rek pour ngeen saluer ma loolu du dara defuñu ko pour wanewu ndax dañ ko habité di def. dëgg la waaw dañ ko habité di def. maanaam dañ ciy jàngal ñeneen ñi. mais parce que parfois da ngay dugg kër sëriñ nga nekk foofu xiif mar. wala nga dem. parfois ay kër sax da ngay dugg doo lekk doo naan. ci lu wér moo tax nit ki boo amee rek na ngay dimbali ñi ñuy lekk ñuy naan parce que fii àdduna la. ñun ñëpp dañuy dem bàyyi fi. dëgg kon la nag na nga liggéey aussi bay. pour en cas ëllëg daal c'est important waaw. waaw loolu defe naa ne sëñ bi defe naa ne loolu moom lu leer macha naññ allah. la. xëy na sax mënoon nga ci addu bañ a addu waaye lii aussi wane woo ko maanaam wane wuñ ko pour ngistal defoo ko pour ngistal mais pour dalal xelu nit ñi rek xam ne fii képp ku fi ñëw wax dëgg yàlla doo fi xiif doo fi mar parce que nag lii lekk la ndugg la sànq maa ngi wax la yeneen yoo xam ne ni sëñ bi mu ngi koy def même ndox da ngay gis ay ndox kenn du fi naan ndox robinet man day ba fi ñëw bi léegi naanu gu ma fi ndox robinet yàlla rek a tax man du ma naan ndox robinet du dëgg donc ay butéelu ndox ki ren moom la sëriñ bi di indi ñu koy joxe dem na ba fan yi daf fi indi sax fontaine boo xam ne nii dafay traité ndox mu sedd guy di la ko jox ngay naan loo xam ne sax jombul ñu mel ni man bàyyiwuñ ko seen kër yi ñu ngi koy fekk fii kër sëriñ bi donc fii kenn du fi ñëw ñibbee xiif kenn du fi ñëw ne lekkuma dem di jënd biscuit naan damay poñse donc lekk gaa ngi fii di nga ndékki di nga añ di nga reer donc loo mun ren yàlla na nga ko mun lu ko ëpp déwén te yàlla gën a dëgëral sa taxawaay te wërsëg bi yaatu parce que nag li ma wax démb fii moom laay wax rek j'ai dit que la répétition elle est pédagogique quand on dit qu'une personne elle est généreuse c'est pas parce que dafa mun a joxe déedéet parce que nit mun na joxe loo xam ne sax bëggu ko nit mun na maye loo xam ne bëggu ko xam nga sol daal ba nga xam dafa yàqu nga maye ko loolu du baax waaye la nga xam ne da nga koy jëriñoo wala nga xam ne da nga koy lekk nga di ko joxe di ko bokk ak nit ñi loolu mooy générosité on te remercie sëriñ bi merci beaucoup